asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara di nuyu képp koo xamante ni yaa ngi seetaan à travers partout dans le monde di nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngi déglu sur Info Radio tey nag dañoo ñëw seet si ndaanaan ku ndaanaan la ba pare mu nekk sama xarit waaw muy Père Max Mbargane Père Max nag ku ko dégg xam ne moom dafa bokk ci làmb ndax am na écurie mën nañoo wax ni tamit nekk na koo xamante ne ménageur la en même temps nekk reporter bu nekk loo xamante ni macha allah tey nag moom lañ seet si fii nga xamante ni moom ñoo ci poste Thiaroye ñu fas yéene waxtaanee nag li nga xamante ni moom moo lëmb réew mi Balla Gaye Modou Lo Père ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa fii di kontaan ci yéen taxawaay bi am na solo naan leen ca kaw ca kanam fas yéene tontu ci laaj yi li sama xam-xamu yem maa ngi lay déglu Kandaw. waaw Père. kon ni ñu ko waxee woon sànq rek li actualité mooy Balla Gaye Modou Lo mais nan nga gisee ñaari mbëri seen état physique muy Balla Gaye ak Modou Lo. waa gis naa ne pare nañu gis naa ne it fonk nañu combat bi ndax it yàgg nañoo préparé combat mais bii dafa spécial mais nag ñaari bëri seen dayoo moo toll noonu kenn yabu ci say fans ak ñi ne ci sa ginnaaw ba combat bu toll nii doo ko respecté wala doo indi doole mais gis naa ne physiquement ñoom ñëpp pare nañu. ñoom ñaar ñëpp. waaw pare nañu. est-ce que am na ku ci gën a pare. non ñoom ñaar ñëpp a pare gën a pare bi yaa ngi koy xam buñ jàppantee mais gis naa ne daal kenn ku ci ne sa dernier combat bi nga mujj bëre moment bi yor nga état bu ëpp bu gën boobu combat bi nag moo ni toll. ñoom ñaar bëri woon nañ 2010. est-ce que tey changement am na ci 2010 2019 bien vrai que ni 9 ans la mais ñoom ñaar est-ce que changement am na. non changement am na ndax bi ñuy débuté dañ fa fekkoon seen i mag d'ailleurs bi ñu leen fayee 40 millions dañ ne dañuy yàq xaalis tey ñu ngi naan ay 100 millions kon moo lay wane ñoom ñaar ñëpp changé nañu moment bi ñu toll booba ay espoir lañ ñu wane seen bopp mais booba combat espoir la woon ñun bàyyi woon xel ñu ne combat de déclenchement la woon bañ fa jógee Balla Gaye daan déclenché mais Modou Lo taxul mu bàyyi ba làmb boole waat leen kon ñoom ñaar ñëpp changé nañ ci diggante bi ndax 10 ans du caaxaan. 10 ans du caaxaan. ñu gis tamit loo xamante ni muy ñoom ñaar Balla Gaye am na 20 victoires Modou am 19 victoires. seen palmarès ñoom ñaar ñu xaw a tolloo. ay tolloo mën nañu wax ni kii ay victoire am naam bari na kii ay défaite am xaw naa bari mais ñoom ñaar ban jàngat nga am kenn ku nekk sa palmarès est-ce que am na ku ci gën a riche palmarès. non palmarès bi dafa témboo daanaka différence bi bëriwul Balla Gaye am na 20 victoires am 4 défaites Modou Lo am 19 victoires 2 défaites benn match nul kon moo lay wan ne sore yoowul ndax Balla moo ëpp défaite mais moo ëpp victoire benn victoire la ko ëppalee bu pare mais ba tey kee ku gën a néew défaite ndax kee 2 défaites la am mais seen palmarès macha allah ci xale yi moo lay wan ne yomb na li ma naan champion da ngay bëri ay victoire say défaites néew ci ngay xam ne champion nga ndax daanu mënta ñàkk mais ñoom ñaar daal wane nañ seen bopp ci seen génération ndax moo waral munoo wax làmb te du waxoo Balla Gaye wala Modou Lo seen dayoo moo toll noonu. ñu gis côté mystique bi. Balla Gaye Modou Lo kan moo ci ëpp mystique selon toi. non mystique moom ñoom ñaar ñëpp a mystique ndax signature dañuy sangu seen kër bésu làmb ja dañuy sangu ba arbitre di siffler ndax ku ci ne say mbokk ak say am di jàmm ak say homme de confiance ak say mbokk lu waay xam na la ko indil pour nga am ndam ñoom ñaar ñëpp mystique. kon boo wax mystique bi ñoom ñaar 50-50. non mystique bi xam naa ne man li bëgg mooy kenn du jekk sa morom man loolu gëwuma loolu parce que sëriñ lu mu cuune cuune man muslaay làmb yi mel noonu job moo la ciy génne ak fulla ak fayda ak it nag chance ki yàlla ànd ak waaw. lan mooy point faiblesse ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo ci combat bi ak Balla Gaye. non ñoom man gisuma point faible li may wax rek mooy ku juum sa morom daan la booy xeex na wóor booy jàppante ne wóor booy actionné na wóor ndax duñu ay cuune ba ngay juum ñu lay bàyyi ngay rëcc ku ci pardonné sa morom ku ci juum sa morom di la pardonné ndax dañoo mën a bëre maanaam li ma leen di conseillé ñoom ñaar ñëpp rek mooy booy dóor xamal fi ngay dóor bul maye dara ndax loo may di nga ko regretté ci xeex bi. non ñoom ñaar ñëpp a mën a xeex ndax Balla Gaye dañ ne kawateegul mbër mais mbër mi gën a weex ci mbër yi muy Tapha Tine biñ bëree Balla Gaye ko dominé ci xeex te daanaka Papa Sow it seen combat bu noonu la demee da ko dóor kurpeñ dal ci koom daan ko ñoom ñaar ñëpp ay bagarre la lañu combat mag Yékini dóor na ko uppercut boo xamante ne nii moo la yone Balla Gaye dafa mën a xeex Modou Lo nag mën naa xeex am na mbër yu muy dóor ñu daanu ndax gis nga combat mag Kayre gis nga combat mag Les 2 gis nga combat mag Issa Pouye am na coup bu Issa Pouye jël daanaka looloo yàq làmb ja muy mbër moo xamante ne ni ku mën a xeex la moom Modou Lo mais Balla Gaye ku mën a xeex la ñoom ñaar ñoo yem dañuy xeex dañuy bëre te dañoo am fulla ci li ñuy def.
point fort Balla Gaye lan mooy point fort. Balla Gaye mën a bëre mën a xeex saa wu bëree de defe ne moo la man war bi si ci sa kaw la jëm du la may dara te loo ko may mu exploité ko ndax moom day finir bëre jàpp xam ne fii la lamb ji war a yem mu yemale ko fa moom saa wu jàppee day bëre waaw. Modou Lo it noonu ndax boo see kalaaf comme maam ak Paul Maurice comme maam ak Papa Sow comme maam ak Tafa Boy Bambara da ngay xam ne Modou Lo mi ndaanaan la daa mën a bëre ba comme maam ak ma seen ndax doo ko song ba mu yaakaar ne day daanu saawu ku këfee day xalaat di mën naa rëcc saawu la jekkoo day jeexal bëre bi ñoom ñaar li may wax rek mais du hasard ñu jóg ñëpp topp leen parce que mbooloo du topp nii rek ngir sa bët yu rafet wala sa ngemb rafet na da ngay def jom ñu topp la parce que booy débuté mbooloo du la topp parce que benn ca mbappat yi nga leen di ramasser ba jëm ci arène bi boo ba tey boo wanee njàmbaar googu dañuy continuer topp la mais duñ la topp nga wane sa bopp amoo fu la ci li ngay def fonkoo entraînement yi boo ñëwee doo def jom dañ lay wan ginnaaw sénégalais mën nañoo fo mais duñ gëmuñu defet ñoom del am ndam rek soo commencé defee di bëri ñu wan la ginnaaw kon seen jom a tax ñu am coow li ñu am seen jom a tax mbooloo mi topp leen ak di am ci ñoom yaakaar. Balla Gaye combat bi lan mooy avantage am. avantage am bañ a may dara rek maa la ëpp doole maa la daanoon dama lay daanaat kay jëlul avance am ngir daanu na ko respecté Modou Lo du n'importe qui parce que am na ay adversaires yoo xam ne Balla Gaye daf caa am problème te Modou Lo da koo réussir ku ci mel ni Eumeu Sène waaw. Modou Lo tamit lan mooy avantage. Modou Lo avantage am it li muy gëm naan ko habillage nga ak sa entraînement yi da nga doon defaru non Balla ku xool dernière sortie ma Gris Bordeaux xool ko léegi da ngay xam ne pare na te bëgg na combat bi loolu na ko wax rek mais na ko respecté Balla Gaye du ko ñuy may dara ndax fitam ak jomam te it nag gagneur la waaw na ko respecté bu mu naagu ci rek na ko pare góog da nga doon defaru mais pare woo non loolu erreur la. gis Modou Lo dem Espagne. yóbbu togg katam. yóbbu ñi nga xamante ne ñoom naam bokkut ak ñoom écurie ku ci mel ni Franc. moo nekk meilleur lutteur. en NSP li nga xamante ne mooy lutte avec lutte sans frappe. yóbbu ay ñi nga xamante ne ñoom ñooy Papa Sow. rumeur yu bari bokkuñu écurie Yékini Junior. mais est-ce que mbër. Modou Lo li mu def est-ce que loolu noonu yow d'accord nga ci. d'accord naa ci ndax dafa xew du yàgg ba ñu bëree du yàgg ba ñoom ñu bëree xam nga yaa ngi dégg 100% Pikine. mbëri séeréer yi presque duñ di bëree yenn séeréer duñu bëree kon ñu dajaloo esprit partenaire contact ku ne weccante ku ne jariñu ci mais loolu baax na ginnaaw ba du ngeen bëree ngeen dajaloo di contact ku ne jariñu ci d'ailleurs Franc ci biir préparation bi def na ñaari sorties daa finaalu kon moom xam nga loolu arrangé na ko Modou Lo noonu la koy arrangé ginnaaw ba du ngeen bëree war ngeen mën a dajaloo contact waaw. waaw gis ne kon li nga wax sànq la ci partage. gis nañu VIP yi nga xamante ne duñ doon bëri. bëreetuñu ku ci mel ni ki nga xamante ne mooy Yaxya Diop Yékini. ku ci mel ni ki nga xamante ne moom mooy Tyson. kenn ku nekk ñaar ñooñu dañ cee am lu ñuy wax ni kenn ko ci faral ndax gis nañu Yékini ci sorteem gis nañu Tyson wax ko ñàkk ko wax yëpp xam nañ relation ak Balla Gaye loolu en tant que yoo xamante ne ay porteur de voix la est-ce que loolu c'est normal ñu fësal seen i far. c'est normal. dara ne ko ci même ci football da ngay gis xale buy Sadio Mané boo ko laajee mu wax la kuy idolam ci sport yëpp la am ci biir sport da nga xam ne su ma soñoon mel ni diw loolu mooy c'est que làmb nag ñoo koy diisal li tax mu ànd ak diw ku ne xam ne Modou Lo Yékini idolam la day am ay bés mu di ko seeti ñu am ay relation Tyson kon na xam ne diggam ak Balla Gaye bi muy lukkeeku lay rêvé ne man Tyson mooy sama idole même bëri nañ mais léeg-léeg conseil ci wàllu sponsor yi dama koy laaj xalaat nañ lay doxalee di ko roy parce que booy roy da ngay roy koo xamante ni marqué na empreinte te it nag exemplaire la loolu dañ koy rafetlu loolu ak sport ñoo ànd làmb nag moom mel noonu dañuy wax diw kaw la faral mais idole la rek ku ci ne am nga koo fa même day am sax ba ci sëriñ si su ma sañoon mel ni diw loolu day am ci secteur yëpp lay am loolu garaawul nañ ko jàppee noonu rek mais ku ne xam ne Yékini du taxaw ca Modou Lo di ko sotti gàllaaj wala mu ànd ak moom Tyson du ñëw ànd ak Balla Gaye dugg ca biir géew ba di ko sotti gàllaaj loolu amul loolu ak làmb nag ñoo ànd waaw idole day am na mbër yoo xam ne bokk nekkuñu faas mais boo waxee ñu ne Tapha Gueye ñooy sama idole loolu day am ci secteur yëpp loolu garaawul. mu am loo xamante ni tamit instant bi am na lu mu lëmbee tuuti gis nañu ay voyants yu bari. kii naan ñu ci bari diw mooy daan loolu lan lay def mbër. waa li may def rek mooy léeg-léeg bu ci naagu dañ naan gént bu doon wax dëgg dox bëccëg liy xew suba yàlla rek ko xam nañ ko bàyyi ak borom suba yàlla rek xam liy xew suba
ñoom nag am na xëy na lu leen yàlla may ba tax ñu ne di way daan mais mbër moom bu mu sukkandiku ci loolu buñ ne la yaay daan bu mu la tax a naagu buñ ne la yaay daanu bu mu la tax a yaafus ndam yàllaa koy joxe. mais loolu day joué ci mbër. non nga bañ koo bàyyi xel rek ndax toujours léeg-léeg ñu ne di way daan mu daan mais toujours ne la yaay daan nga daanu xamal ne rek ndam li sunu borom a ko yor même sëriñ bi nga sukk yëkkati xaalis jox ko léeg-léeg mu ne la bi ngay génn sa kër ndam nga génnee mais làmb janaay daa walbati ko kon kay programme bi ñoom yoruñu ko yàlla moo yor programme bi bon. combat bi ci xeex lay jeexee wala ci bëre. tout est possible xale bu ndaw sax bu la dóoree ci yenn point yi sensible yi mën ngaa yegg suuf xoolal suuf rek bu duggee sa bët doo am jàmm te dindi woo ko rawatina korpeñ tout est possible mën ngaa jël korpeñ fu baaxul da ngay daanu kaw mën na ci am mën nañ laa dóor nga tërëf ñu song la daan la mën naa jeexit ci biir bëre waaw. est-ce que défaite arrangé na ñaari mbir. non arrangé wul kenn bëgg ko ci xam nga maa ngi naan bii ceeku daanu Tyson génn na Yékini génn na Balla Gaye 2 génn na beneen révélation di ñëw ay Boy Niang ay Ama Baldé te VIP yi mënuñ ko yemale rek ci ñeenti mbër kon ku ci daanu xale yooyu ñu ngi ci sa kaw waaw ki daan nag day continuer rek yoonam mais défaite arrangé wu leen ñoom ñaar ñëpp mais nag làmb moo mel noonu ndax ñaari ndamay dugg mais benn génn. mais am na koo xamante ne est-ce que défaite arrangé na. ñoom ñaar tur bi mais comme Balla Gaye nit ñi daa am ci lu nekk. waaw est-ce que tey moom défaite arrangé na ko. ñoom ñaar ñëpp arrangé wu leen ndax ku ci ne am na xale yu la topp nga naan leen nañ def seen preuve boo amee ndam mën nga continuer mais boo daanoo da ngay tàllal xale yooyu loxo te ñaareel ba kenn ku ci ne bëgg kii ne damaa bëgg a doonaat roi des arènes daanu ci combat bi day tax yoon wi gën a gudd Modou Lo yi tenté na roi des arènes ñàkk ko bu daanoo day taxaat yoon wi gudd ndax su boobaa xale yi dañuy ñëw ci kawam mais dañuy wax kii la gën a arrangé ak ñoom ñaar ñëpp defet arrangé wul ci kenn mais nag bëre daan daf cee bokk waaw mais daal li ma mënte xam mooy ñoom ku ci ne defet xëy na du la arrangé mais du tee nga doonaat li nga doonoon ndax ñoom duñu n'importe qui ci làmb ji waneetuñu seen bopp bëre wane nañ seen bopp ba àdduna yëpp xam ñoom ñooy kan moo waral ñu am tàkkusaan yu rëy yi. est-ce que gëmoon ni match nul dina jeex. waaw match nul li ma xam ci ñoom buñ ko bëree làmb nag léeg-léeg nga ñëw commencé sax xam nga mbër léeg-léeg sax ci première action yi rek nga am blessure nëbb ko gérer ba am match nul ñu naan daa am déchiré rek wala baaraam bi da coo gaañu woon mais li ñu xam ci ñoom bu ñu wéree ñëw ca jour ba ñoom ñëpp ñu nekk xalaatuma ci match nul. favori am na si ñoom ñaar. non man gisuma favori xam naa ne daal Balla Gaye ak a daanoon mais ci seen performance d'ailleurs moo waral sax revanche bi am ku juum daanu ku ci ne sa dernière sortie da nga koo gagné te it nañ ko gagné mooy par décision arbitrale nga gagné dugal bit gàng kon moo lay wan ne ñoom ñaar ñëpp pare nañ ku ci ne sa dernière sortie li nga wane buñ bëree combat bu mën naa métti mën naa neex mais ku juum daanu. ñoom ñaar côté encadrement. waaye ba tey ñoo ca yem ndax Balla Gaye 2 dafa judd ci keppaaru mbër papaam di champion def lu ne ci làmb ji Balla Gaye 1 yar ko école de lutte ba mu cay njëkk bi mu ñëwee imposé dañ ne mënta ne loolu ci football la mën a ne mu imposé ba ñu bëre di roy donte écurie Ndakaaru ñoo njëkk am école de lutte mais CNG nangu ko woon mais seen i kayit seen récépissé école de lutte moo ci ne mais ñi ko njëkk a imposé nag ba làmb jëpp di leen ci roy école de lutte Balla Gaye la kon ñoom moo lay wane dañoo gimmi ci làmb Modou Lo it noonu topp ci keppaaru ay magam Rock Énergie fa la jàngee bëri ci seen biir di bëri ci mbapat yi ñoom ñaar ñëpp ñu ngi aw ci kalaaf wane seen bopp maanaam tarbi yu nañu làmb ñoom ñaar kon am nañ encadrement bu dëgër te it nag ñii dar Pape Mbaye ku ne xam na ko ak ñoom juga ak staff Rock Énergie boobu même ba ci magam Ibou Diouf maanaam ci keppaaru mbër la ne kon am nañ encadrement bu dëgër ñoom ñaar ñëpp. beneen bi mooy comme que yow da nga yor écurie. ñu gis ni mbër yu mag yi. pour ñu ñëw seen écurie c'est très rare bu ñu amee combat da ngay gis dañuy kii day nekk gauche ki nekk droite. est-ce que loolu dina dundal écurie. waaw mbër mag moom bëriwul lu muy dundal écurie mais dem beru ci ruq moom man benn rek laa contre mu doon sa xalaatu bopp yow mbër mi boobu laa àndoon. mais staff bi bu ñu ne la li ñuy préparé dañ ko war a nëbb te fee ñuy entraîner place publique la li ngay entraîner xale yi dañ koy filmer sax di ko envoyer say adversaire
su ko defee li ngay entraîné nga nëbbu ko soo ci d'accord rek écurie bi loolu rafetlu naa ko li ma nangul mooy li ma d'accordul mooy écurie bi def la mbër nga dem ba siiw faale woo écurie bi ber sa ruq rek demal sa bopp boobu moom ànduma ci mais boo ko defee nag ngir nëbbu nit ñi ak i nag li ngay préparé nga nëbbu ko pour le jour J waxtaan seeg sa écurie ba ngeen d'accord ci noonu loolu ànd naa ci ndax nag kuñ xam fi nga jëm doo yegg waaw. beneen bi mooy nga nekk bokk ci làmb. ñu gis ni arène nationale la ñu waxoon nañ ñu bëri combat bi nga jékki-jékki benn instant changé ko yóbbu ko stade Léopold Sédar Senghor ban gis-gis nga ci. waaw gis-gis bi ma ci gis mooy ku ne xam ne 20 000 places dana tuuti ci ñaari mbër yi rawatina seen dernière sortie yi ñu def ku ci ne tuuti nga feesal stade ba kon xalaat naa ne bu leen boolee ñoom foofu non stade bi day tuuti ci ñoom te stade bi niñ ko tabaxee ku nekk sa siège ngay toog te bu feesee dañ ko war a tëj te sénégalais amaguñu culture boobu te it gis naa ne yenn sponsor yu mag yi ñëwuñu pour gunge promoteur bi te làmb nag business la kenn tëggul làmb ngir perte da nga ciy bëgg a gagner dara waaw. 20 000 places bi day tuuti ci ñaari mbër yi. kon d'accord nga ci 20 000 places. non 20 000 places daa tuuti moo tax ñu dem fële 60 000 places. d'accord nga ci kon. d'accord naa ci. waaw mooy jour bu mel bu toll noonu bu ngand bu toll noonu te parfois problème arrêté da nga koy dégg. ñu koy wax comme que yow tamit mën nañoo wax ne am na loo xamante ni ci nga mais porteur de voix nga lan ngay wax waa CNG ci combat boobu. non arbitré moom daa jafe. arbitré même bu juumee du li ko gënal. arbitré daa jafe de yow xam nga mbappat yi ci koñ bi léeg-léeg mbër yi koy arbitré te day toj kuy ñibbi sees ngay yenu bañ ñu xaañ la mais nañ ñaan rek ñu indi arbitre boo xam ne bés ba du ko dépassé mu concentré wu te it mu nekk yal na lépp leer ba ñëpp ñi dagg bee seen xol sedd mais arbitré daa jafe waaw. message ngay dégg ñi nga xamante ni ñoom ñooy supporter Balla Gaye ak Modou Lo. waaw li ma leen dénk rek mooy Modou Lo mi ngi ñaanal Balla Gaye jàmm Balla Gaye di ñaanal Modou Lo jàmm. te it nag mbër mi moom succès bi moom xaalis bi moom tàcc yi yow loo ci am mu daan sa xol sedd kon bu benn mbër tax ñuy xeex ndax bu ci benn mbër blessé woon rek làmb ju du am kon ñoo bokk ndey ñoo bokk baay nañ fexe lépp nice rek Sénégal moo ciy gagné xam ne ñoom ñaar dañuy dundal làmba leen soxla askan wee leen soxla waaw mbër mu ne sa morom mooy sa trésor. ah non ñoom it ñu comporté woon noonu rek leneen li may wax rek mooy nañ sàmm seen xaalis. sukkandiku ci règlement yi leen CNG way ndax bu ñu la defee lii nga def leen nit léeg-léeg yar wi day dal sa kaw booy mën ngaa bëre mais nga sàmm sa xaalis nag waaw. li may tàggatoo mooy di leen ñaanal rek di wax it ne léeg-léeg bu ngeen ñu jël see analyse duñ ko mën a bañ mais analyse dafay métti léeg-léeg mbër mi su ko arrangé mu ne ndaanaan nga ko xam làmb nga su ko arrangé wul mu sànni la xeer wala ay mbokkam di la xas ci réseaux sociaux yi moo tax léeg-léeg sax dañ leen di woo ñuy bañ du bañ a wax mais ni mu demee la da ngay wax rek li nga xam mais amuñu ci ku ñuy faral que le meilleur gagne.